jërëjëf mbokk yi xarit yi yéen a ngi fii ci RTS 4 Casamance fas yéene nag def lii nga xam ne ni mooy waxtaan bi ñuy def ci tey jii ci juróom-ñetti fan muy 8 mars ci weer bi lii nga xam ne nag mooy waxtaan bi tey jii dinañu ànd ak kii nga xam ne mooy madame Mbengue Ramatoulaye Doucouré ak Ramatoulaye maa ngi lay nuyu bu baax a baax ak kii nga xam ne mooy madame Olga moom itam présidente des éleveurs de Ziguinchor la kii nga xam ne mooy Ndianko Seck itam moom itam moom moo nekk ci li nga xam ne mooy agroécologie kii nga xam ne mooy madame Thior itam moom itam moo fi nekkal Ousoforal te itam di gunge jigéen ñi ci li nga xam ne mooy liggéey bu am solo bi ñuy liggéey ci loolu nag mbokk yi dañuy daal di dem rek waxtaan wan leen tey lan la ñuy waxtaanee mooy thème bi nag mooy égalité aujourd'hui pour un avenir durable loolu nag bu ñu koy wax dañu ne nañu yem tepp ci li nga xam ne moom la ñuy liggéey ci yokkute boo xoolee tey thème bi ci loolu la tourné ba tax na rek damay bàyyi kii nga xam ne mooy madame Mbengue muy Rama Doucouré mu nuyoo ak askan bi koy seetaan. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di rafetlu plateau bi tey muy le 8 mars muy suñu journée. ma ci ne jigéen ñi yëpp déwénati leen yal nañ ko fekkee ay déwén yi bëre. amiin plus particulièrement jigéen ñi Ziguinchor jàmbaaru Ziguinchor yi maa ngi leen di nuyu di leen gërëm. madame Mbengue nag moom mooy présidente concertation fii ci Ziguinchor kii nga xam ne nag mooy Olga ñu moom itam ñu bàyyi ko mu nuyoo ak askan bu koy seetaan ndax tey moom 8 mars moom dara du yomb Olga nuyu naa la. fay naa la Awa maa ngi nuyu jigéen ñi yëpp ci seen tur ak seen sant vraiment di rafetlu journée bi vraiment jigéen ñi mérité nañ ko parce que loo xam ne dafa di loo xam ne jigéen ñi yàgg nañ ko jooytu ba mu am en 1977 donc journée bi lu rëy la jigéen bu nekk daal war na ko fêter même bu déplacé wul même biir këram sax war na ko fêter. jërëjëf donc buñ ci jógee nag ñu dem ci kii nga xam ne mooy Ndianko Seck moom itam mu nekk ci ferme écologique ci liggéeyum bu am solo moom itam étudiante la en même temps ñu bàyyi ko rek mu nuyoo ak askan bu koy seetaan. salaamaaleykum Tata maa ngi leen di nuyu également samay maman ak samay sœurs yi nekk fii ak man. donc comme di nga ko waxee rek maa ngi tudd Ndianko Seck nekk étudiante en économie fële ci Assane Seck nekk également coordonnatrice benn projet bi ñu naan BioBudget. di évoluer bu baax ci monde entrepreneuriat bi donc c'est vraiment un réel plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. merci beaucoup Ndianko ñu dem nag ci suñu la Linguère man noonu laa ko tuddee madame Thior muy Thioro Gning Thioro ma bàyyi la nga nuyu ak ñi lay seetaan. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ñi ma bokkal plateau bi di la nuyu yow suñu tata Awa Mané di nuyu waa RTS 4 yëpp. di kontaan ci tey 8 mars bi ñu ñëw tey célébrer ko. muy journée boo xamante ne c'est le moment de faire un recul xool li ñu jotagum am ci mbirum droit ak li nga xam ne des na. donc muy journée boo xam ne interpellé na jigéen ñi ñëpp. maa ngi kontaan di rafetlu lool li ma fi toog ak ñi nga xamante ne wax dëgg yàlla ay femmes avec beaucoup de potentiel lañ macha allah. jërëjëf kon femmes yi tàccu leen seen bopp rek ndax présentation ba am na solo waaye madame Mbengue bu cadre consultatif kon nag ma dellu si waat rek ndax ça arrive mbekk ba léegi rek ci biir loolu xam ngeen ne kii nga xam ne mooy Abdoulaye Sinkare def na benn gëstu bu yaatu ci lii nga xam ne ni rek mooy thème bi ñu seetaan.
bésu 8 mars nekk na bés boo xam ni àdduna bi yëpp dañ ciy sargal jigéen ñi ci booru 1909 jàpp 1911 la célébration yi njëkk yi tàmbali woon jëmoon ci droit de vote droit ci wàllu liggéey ba sax di xeex lépp luy discrimination maanaam beddi biñ doon beddi jigéen ñi boobu ak léegi lu bëri soppeeku na ci atum 1977 la Nations Unies officialisé journée boobu mu nekk occasion boo xam ni saa yu ñëwee dañuy def taxaw seetlu ci situation jigéen ñi ci àdduna bi yëpp ak lépp lu jëm ci wàllu tolloo seen diggante ak góor ñi ren nag te mu 8 mars bi mu ngi jëm ci wàllu tolloo jigéen ak góor ngir ñu mën a am développement durable mu nekk benn hommage bu am solo boo xam ni ñu ngi koy delloo jigéen ñi rawatina femme au développement yi ci contexte boo xam ni changement climatique yi ñu ngi gën a feeñ ci suñu dund. jërëjëf tàccu leen ma kii nga xam ne nag delloowaat na xel yi ci li nga xam ne mooy 8 mars madame Mbengue lan mooy 8 mars. 8 mars jërëjëf Awa 8 mars journée boo xam ne la day commémorer coono bi jigéen coono ci li nga xam ne ki mooy ñàkk égalité digganteem ak góor ñi parce que 8 mars dëgg la góor ñi dinañu liggéey lu ñuy liggéey jigéen ñi tamit dañ koy liggéey mais bu ñu yeggee ba commencé bëgg a récompenser góor gi la ñuy gën a fay que jigéen ñi benn ñaar gis nañ ni ki jigéen ñi ñoom ñoo yore kër yi coono bu jigéen ñi di coono li ñuy liggéey ci biir koom-koomu réew lu bëre dañu gis ni ki ci seen mbagg la kii wekku am na solo tàccu leen ma ko vraiment am na lu mu wax lu am solo madame Olga tey lan la 8 mars di représenté ci jigéen selon yow. bon selon man 8 mars bi li muy représenté mooy une certaine indépendance parce que léegi gis nañu jigéen ñi ñu ngi góorgóorlu loo xam ne bu njëkk ba amuñu ko woon bu njëkk ba jigéen ñi toujours tu es au foyer di toppatoo affaire u kër mais léegi gis nañu ne jigéen ñi ñu ngi génn di liggéey di indi pour seen famille. waaw jërëjëf madame Niako 8 mars lan lay représenté ci yow. 8 mars moom daanaka fête la célébration la d'abord en premier lieu et surtout il s'agit de célébrer la femme en réalité parce que jigéen avant émancipation bi ak après yëpp dafa nekk benn créature boo xamante ne dafa yàgg ñëfee sur tous les plans et on a vu à chaque fois l'évolution que ça soit au niveau des écoles, que ça soit au niveau des instances de décision, que ça soit au niveau des entreprises. On a vu qu'à chaque fois que les femmes sont là, il y a de l'amélioration et puis il y a des changements. Et c'est pour cela que 8 mars, ñu def ko pour mën a fêter jigéen. Merci beaucoup. Madame Dior. Merci 8 mars beaucoup. tey lan la lay def ci yow. man je dirais que 8 mars journée internationale des droits de la femme dafay indi parfois amalgame parce que ñu bëri dañ teg ne journée de la femme la di génnee ay rose di joxe naan waaw la femme nii la femme là alors que c'est le moment ñu toog xool ndax jigéen jox nañ ko gëdd biñ ko war a jox dëgg est-ce qu'elle a vraiment sa place dans la société donc man loolu laa ko gisee mu nekk journée boo xamante ne naam am na ay xumbal waaye li ci gën a am solo mooy ñu toog càmbar li nga xamante ne mooy ñun suñuy droit ak lan moo ñu war ci génération yi di ñëw itam. jërëjëf madame Thior comme niñ ko waxee rek lii nga xam ne ni mooy thème bi ñu dellu siwaat ci mooy yemale lii nga xam ne ni rek mooy tey jii su fekkee ne ñu ngi dem ci lu am solo foog ñu yemale ndax madame Thior dikkaat na ci bu baax a baax kon nag ci biir loolu mbokk yi dañuy dem nag seetaan benn élément boo xam ne ni kii nga xam ne mooy Abdoulaye Sinkare moom itam defal nañu ko ci benn benn ferme boo xam ne agroécologique la suñu nee agroécologique dinañ fa fekk ay meññeef yoo xam ne xëy na ñoom ñoo ko fa def wala dañ ko fa fekk ba pare ñu am loo xam ne ni rek ñoom indi nañ ko nañ seetaan élément bi dellu siwaat fii ci village bu Tobor commune bu Niamone département de Bignona ferme biñ naan Fankoundé Mansilo muy wone yoon bi ñuy jaar ngir mën a am autosuffisance mu nekk ferme agroécologique bu toll ci 3 hectares
ki ko taxawal di Usoforal dajalul tolloo 15000 ci ay jigéen. liñ ci namoon mooy ñu former ay ndaw jigéen comme góor ñu former leen suñ leen former tàggat leen ci ay xeetu doxalin ci li ñuy wax tey ji agroécologie mooy wàllum nu ñu ko waxatee sa xeetu mbay mi nga xamante ne day bàyyi xel ci jaww ji day bàyyi xel ci suuf si day bàyyi xel si ndox mi aussi day bàyyi xel que ni génération yi am na ñuy ñëw ñi nga xamante ne ñoom it dañoo soxla koom gi dañoo soxla suuf si dañoo soxla gàncax gi aussi. ferme bi ñu ngi ko taxawal ci 2015 li ko tax a jóg mooy fexe ba ndaw ñi waaye jigéen ñu surtout ñu am lu ñu jàpp ci seen biir ay gox. luñ ci namoon mooy ndaw yooyu suñ leen formé bu ñuy génn ñu am ñeenti capital bon capital yooyu mooy lan ñu am seen jiw bi nga xamante ne moom la ñu war a dem jël pour lii ñu am aussi seen gàncax ñu am seen ni ñu ko waxatee sax jur. ñu am li nga xamante ne aussi mooy koom gi leen di dimbali pour ñu mën a commencer seen activité léegi nag critère de sélection yooyu si lan la basé woon mooy bépp ndaw bi nga xamante ne wala bépp jigéen bi nga xamante ne am na déjà fa mu war a espace bi nga xamante ne fa la war a defee activité am mooy suuf si yor na déjà suuf si kooku war nañ ko mën a sélectionner pour mu ñëw formé wu ñu ñëw tàggat ko fii. fii nag lu mel ni tomate ak poivron. mën na dëkk ak ay garab yu mel ni màdd li tax ñu tànn agroécologie mooy fexe ba koom gi yokku te duñ yàq environnement bi. agroécologie jarul ñu utu ko fu sori mu ngi si suñu wet en principe soo xoolee kii ñax bi amul fi nga xam ne soo fa demee di nga fekk benn ñax kese non loolu amul dans la nature ñun ñoo koy créer peut-être des fois. ñax bu nekk am na lu mu am lu mu soxla ci beneen ñax bi ñax boobu tamit am na lu mu soxla ci ñax bi may njëkk a cité fii donc principe boobu moom la ñuy dagg suñu xasee bu def suñu culture. fii nag am na ndox mu doy ak benn pompe solaire am poulailler am ay nag am tam biodigesteur nga xam ni dinañ mën neefare nag yi. ñu defar ci énergie. bi ñu amee jigéen ñi nga xamante ne yor nañ déjà espace bi yor nañu ndox mi ñu ne kon ñii jar na ñu dimbali leen dooleel leen kattanal leen ci ay xeetu comment dirais-je technique yoo xamante ne war nañ koo mën a appliquer ci seen espace boobu mu doon li nga xamante ne da leen di njëriñ seen njaboot aussi parce que autonomisation la ñu wax. ginnaaw ferme bi Usoforal am na lu tolloog 12 ci ay blocs maraîchers yoo xam ne ay jigéen ñoo fay daan seen doole ci Casamance yëpp. jërëjëf gannaaw bu ñu seetaanee élément bi defe naa am na solo bu baax a baax mais madame Thior idée bi nan la ñëwee. idée bi mu ngi jóge ci bëgg Usoforal ci jàppale jigéen ñi waaye tamit ci jàppale environnement. damay fàttali ñetti axe yi nga xam ne ci la Usoforal di liggéey muy le comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance. dañu am ñetti axe bu njëkk bi mooy renforcement des potentiels de paix fexe jàmm am fii ñu nekk xam nga ñëpp xam nañ ne ñu ngi Casamance. deuxième bi mooy promotion du leadership féminin boobu wax dëgg yàlla ñu ngi ciy def luñ ci mën. troisième bi nag mooy le développement durable. ci cadre boobu nag la ñu dikkalee idée boobu ñu ne ñun kat dañu bëgg di produire sans dégrader. te gis nañ ne ñu ngi defar ay blocs maraîchers ci dëkk yu bari mais war nañ tamit fexe jël en charge li nga xam ne mooy santé famille ak santé environnement bi ba nga xam ne dinañ jël en charge li nga xam ne mooy les générations futures parce que dafa am solo. suuf boo ko sonalee torop bu sonnee dootul produire. looloo waral en 2015 ñu lëkkaloo ak ay partenaires ñu mel ni Newfield ñu jàppale ñu ci bu baax depuis lors nag taxawal nañ ferme bi jot nañ ci former ay jeunes jot nañ ci former itam ay femmes yu jóge ba Kolda te jox nañ leen li nga xam ne mooy seeni diplôme te bokkoon na tamit ci suñu
critère de sélection dañ lay laaj d'abord ndax am nga suuf ba pare parce que bëgguñ former nit ba pare nga génn doo pratiquer donc nekkoon na loo xamante ne wax dëgg yàlla amaloon nañu solo bu baax a baax te kontaan nañ ci ndaxte gis nañ résultat yi mu am léegi Ousoforal bokk na ci benn réseau boo xamante ne mu ngi tudd dynamique pour la transition agroécologique au Sénégal muy dynamique boo xam ne ay kàngam ñoo ko tëgg ngir fexe nu ñu jubloo ci agroécologie parce que gis nañ ne daal noonu la ñu mën a fexee ba génération yii di ñëw du ñu sonn dama naan lundi bi passé am na un rapport boo xamante ne war na tiital ñëpp muy le rapport du GIEC le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat te liñ ci jot a wax war na tiital ku ne rapport bi 4000 pages la mais ñun liñ ci jot a am ci ay liñ ci jot a dégg rek war na tax ñëpp tiit war na tax ñu bàyyi xel suñu suuf war na tax ñu bàyyi xel suñu ndox donc vraiment foofu laay yemagum ba ci kanam waaw déedéet duma la bàyyi est-ce que yomb na dugal jigéen ñi ci liggéey bu mel nii est-ce que yomb na yombul yomb na ci benn pàcc mooy ne jigéen ñëpp xam nañ ne jigéen mooy liggéey suuf am na ay données internationales yuy wax ne 80% des femmes constituent la main-d'œuvre agricole donc déjà am nañ le capital humain foofu donc côté boobu yomb na mais beneen côté bi nga xam ne nag yombul mooy dañu bëgg lu gaaw dañu bëgg ut koom-koom ci lu gaaw te agroécologie nekk na loo xamante ni day xaw a jël temps tuuti parce que da ngay nekk da ngay déglu l'environnement da ngay xool loo xam ne c'est endogène c'est interne loo xamante ne dafa nekk ci sa environnement looloo waral xaw na jafe waaye léegi ak feebar yu bëri yi yomb na ci ñun ngir ñu sensibiliser d'ailleurs amoon na benn projet bu tuddoon PISCA bu ñu jot a def ci ferme bi boobu jot nañ jël 20 femmes jox leen ay jotoon nañ am suuf sax ak li nga xam ne mooy ndox jox leen ay bëy ngir ñu mën a ñoom itam jël en charge yenn questions yi formé nañ leen ci li nga xam ne mooy nutrition saine tamit donc muy loo xamante ne dina jël temps waaye ñun itam looloo ñu fi teg vraiment bàyyiwuñ mukk duñu mës a bàyyi ñu ngi ànd ak jigéen ñi ngir un lendemain meilleur bu ëllëg un avenir durable bi ñuy wax merci beaucoup jërëjëf madame Thior am na solo li mu wax ndax boo ko dégloo rek am na jàngat bu bëri bu ciy def waaye kii nga xam ne itam mooy madame Mbeng moom itam yaakaar naa ne mu ngi yëngu ci loolu ca ak jigéen ñi madame Mbeng lii nga xam ne reportage bi ñu seetaan nii jigéen di béy ci biir àll bi di fa fekk ay meññeef wala ñu def fa meññeef wala ñu fekk ko fa tey yow ban jàngat nga ci gis ni reportage bi am na solo am na solo ci fànn bi nga xam ni kii ku xam jigéen dina béy nawet dina béy heure bi ñu nekk nii ñu ngi ci maraîchage yi bu maraîchage bi di jeex ñu ngi ci nawet donc ñoom ñoo nekk ci xolu lu ñuy ne mbéy fu mu ne nii auparavant dañ daan béy di utiliser ay urée ak yooyu mais dañu gis ni ki loolu ñoom duñu maîtriser données yi nga xam ni ki yooyu la ñuy jël pour mun a aar seen meññeef yi ak yooyu lu ñu jëmbat de telle sorte que day am yàqu-yàqu léegi ñu ne booy dem te xamoo foo jëm da ngay dellu foo jógee actuellement ñun lu ñuy utiliser ci tool yi maraîchage yi mooy engrais bu njëkk bi ñu daan utiliser bu maam yi daan utiliser xam nañ ko mooy kii xar yi ak yooyu lañ utiliser actuellement ci bloc maraîcher yi te actuellement gis nañ ni ki dox na suñu légumes yi dañuy baax te duñu gaaw a yàqu bi ci topp nawet bu ne dañuy def reboisement ni année ren bii rek reboiser nañu 14800 plantes yoo xam ni ki xam nañu ni ki changement parce que lu ñu gisoon lu ñu daan gis lu ñu gisaan jaww ji nu mu mel dëmb ak tey wutee na donc ak sensibilisation yu ñu leen di jox am nañu xel ni ki ñun kat war nañu jëmbat pour
suba ñuy ñëw suba ñu fekk fi dara parce que ñun dañu bàyyee woon dara de telle sorte que atum ren ji nawetu ren ji jëmbat nañu 14 800 plantes. jërëjëf madame Mbengue li nga wax lu am solo la parce que bu ñu nee changement climatique nit war na xalaat ci li nga xam ne mooy environnement li ko wër reboisement dafa am solo ba tax na rek tey jii bu ñu xoolee élément bi may nañu vraiment lu am solo waaye ba léegi rek mbokk yi dañuy dem nag ci li nga xam ne ne mooy yarum mbaam xuux kii nga xam ne mooy présidentu kuréel yarkatu mbaam yi nekk fii ci Ziguinchor muy madame Olga moom itam am na loo xam ne ni mën nañu ko ci wax waaye balaa boobu nañ dem toujours suñu góor gu baax googu Abdoulaye Sinkare defal nañu ci reportage nañ seetaan ba pare. Rachel Sagna Henriette Philomène Badji ñaari jigéen bokkuñu sax génération waaye bokk li ñu bëgg muy di yar ay mbaam. këram ci ginnaaw bâtiment bi la Rachel Sagna def ay mbaamam yu ndaw yi ak yu mag yi mu séparé leen ci fi ñu dëkk. boole dañuy buuxante bi gën a am doole day buux moromam bi du lekk loolu moo tax man par catégorie d'âge laa leen di dugal. Henriette Philomène Badji moom jaabir la dem ci wetu toolu anacarde yi. mu def foofu ay mbaamam pour tabax porcherie bi rek dugal na ci lu ëpp 1 million. fu ma nekk nii desal naa 300 000 à payer waaw. bi ngay defar fii quoi. bu may defar fii tabax wi am nga yeneen dama leb beneen bi sama xaalis sama propre xaalis laa jël ma jënd ay béton jënd suuf wante xaalis bu ma leb ëpp na sax 1 million. volontaire bi mu ne ma seetal parti bu nga bëgg nga tabax moom laa tabaxee ma nekk di liggéey ba léegi waaw bu njëkk bi damay am ay 3 chambres 4 chambres te damay tabax en dur yëpp ba pare ñu dàkk ma foofu waaw wante fii moom macha allah maa ngi fii di góorgóorlu. Rachel Sagna mooy toppatool boppam ay mbaamam set gi ñu war a am boppam rek la ci wóolu. waaw bu ma yeewoo premièrement damay dugg ma nettoyer. su ma nettoyé ba pare ma jox leen ñi lekk bu njëkk ba dama jëndoon raccord ma koy branché ci robinet bi dafa sore mu ngi fii ma jënd benn rouleau raccord ma ngi koy jëndee 16000 damay branché fii ba foofu ma leen di sanga ñi set wicc waaw. Henriette moom li mu def mooy dafa jël ñaari nit ñu téyeel ko porcherie bi. jël na benn jigéen mooy ñëw di raxas chaque jour mu jox leen ñi naan ak benn xale bu góor moom mooy root ndox bi waaw pour jigéen bi jël di raxas. kon am nga ñaari employé. waaw ñaari employé laa am. dundal mbaam yi du lu yomb seen aliment dafa cher looloo tax kenn ku ci nekk benn yoon rek nga leen di jox ñu lekk. benn yoon ci bis bi parce que doole amul awma fond de roulement moyen pour dundal leen mooy jafe-jafe. pour nga am aliment problème la damay obligé dem di jënd aliment marché day cher 8500. man benn yoon wante su fekkee ne yi jur nii ñaari yoon dañ koy jóg si suba mu lekk ay 4 heures ñu jox leen. man jafe-jafe bu ma am ndox bi aliment bi dafa cher ba tamit pour am ko Sonacos problème la. il faut nga jënd tonne soo amulee pour jënd tonne doo ko am. nu at yi di gën a jàll ñaari jigéen ñi di gën a bëgg liggéey bi ñu nekk li ñuy xaar rek mooy ku leen ci jàppale. fu ma nekk ni dama bëgg a gas wante il faut ma xaar borom kii bi terrain bi. fu nga gas teen. waaw su ma jëndee ma door a am ay papier leer ma gas teen bi. su ma amoon financement. man daal loolu bëgg naa ko parce que boo amee financement nga stocké aliment boo xam ne mën na dundal mbaam yi 6 mois loolu damay jàll parce que en 6 mois da ngay jaay xoolal lii nu mu bëree yu ndaw yi nu ñu bëree su ma amoon tey financement ma stocké aliment ñi lekk ba suur en 6 mois
départ na. yar mbaam yi bëriwul ay chiffres yuñ ci am ci Ziguinchor waaye acteurs yi li ñu xamle mooy ñi ngi ciy gis seen bopp même bu dee jafe-jafe ñàkkul. jërëjëf Abdoulaye Sinkare ci reportage bu am solo bi ñu waxtaan ak suñu naataango madame Olga nag moom mooy présidente éleveur yu Ziguinchor fii Olga est-ce que bëri na jigéen yuy yëngu ci yarum mbaam fii ñaata lañu? bëri nañu parce que ñu nekk ci association bi ëpp nañu 300 personnes waaw donc bëri nañu te actuellement même jeunes yi sax dugg nañ ci léegi. ñu ngi yar parce que dañ gis ne am na njëriñ. waaw yarum mbaam am na njëriñ. parce que mbaam dafa di animal boo xam ne cycle court la am. day gaaw a jur bu 3 mois 3 semaines 3 jours lay def ak biir bi mu jur. donc bu juree même bu dee am nga doole pour dundal ko 45 jours mun nga ko feral. nga bàyyi peut-être 1 semaine ou 2. ñaata mbaam ñaata doom lay jur? ça dépend. moyenne bi mun na doon 8. d'accord bu juree premier jour 8 xamal ne chaque jour day yokk. jërëjëf ba léegi rek madame Olga lii nga xam ne mooy booy liggéey di ngeen jànkonteeg ay difficulté lan mooy seen difficulté? waaw suñu difficulté comme niñ ko waxee mooy dundal mbaam yi aliment pour ñu lekk. parce que nit ñi dañuy obligé léegi fu nekk ñu teg fa siw pour am ñamu mbaam et léegi ku nekk mu ngi ciy gis boppam parce que soo yooyu dañ koy jaay siw bi 500 lañ koy jaay. ah bon waaw fooy jël ñamu mbaam rek siw bi 500 la. waaw à moins que mu doon peut-être sa dëkkandoor yi ñu la koy may. waaw mais dans les restaurants université fépp daal foo xam ne ñu ngi fay joxe ñamu mbaam siw bi 500 la. Olga est-ce que mbaam élevage mbaam dina dundal doomu aadama? waaw élevage mbaam daal dundal na boromam parce que comme ni ma ko waxee rek mbaam ba 6 mois bu amee 6 mois nga dundal ko ba 6 mois rek jaay nga màgg na ba nga jaay. bon léegi problème bi ci ne mooy suñu race locale bi. waaw boobu moom dafa yéex. duy teel a màgg moo tax nit ñi léegi dañuy métisser. dañuy indi race métisser ko ak suñu race locale bi pour mu gaaw a màgg nga mën a jaay pour dundal yeneen yi. parce que boo ko deful da ngay am problème. aliment bi cher na. 8500 saaku bi te des fois même duñ ko gis. des fois di nga commander au niveau de Dakar da ngay am problème. te balaa muy ñëw day yàgg day am rupture souvent. waaw donc waaw. jërëjëf Olga wax nga fi lu am solo waaye nag comme kii nga xam ne mooy toujours madame Thior est-ce que Olga li mu jot a wax nii yow ban jàngat nga ci gis te itam est-ce que yéen a ngi accompagner itam bu fekkee ne am na ay jigéen ñi ngeen di accompagner ci wàllum yar mbaam? donc maa ngi rafetlu liggéey bi nga xam ne moom la sama tata bi ñoom tata Olga di def. mu wax bi ma suivre 5 éléments bi am na ñaar yoo xam ne moom ma ci gën a marqué mooy am na ku dem liggéey ba jël ñaari nit. donc ñëpp d'accord nañ ne femme day dundal l'économie day créer ay emploi mais am na aussi benn jafe-jafe bu mu wax muy ne bëgg na gas teen mais yorul kayit. donc l'accès des femmes à la terre nekkaat beneen problème boo xamante ne jànkonteel nañ ko bu baax a baax te ñun suñu côté ñun Ousoforal li ñu def ci ay formation li ñu def ci ay plaidoyer li ñu lëkkaloog li nga xamante ne mooy maire yi ngir ñu jàppale jigéen ñi ngir ñu yor suuf parce que dafa nekk lu am solo nee nañ à l'échelle internationale moins de 15% des femmes ñoo yor suuf donc suuf mooy loo xam ne boo ko yorul naka ngay mën a yow décider sa bopp ne man lii laa bëgg a def day compliqué
donc ñun Ousoforal ci mbirum foncier boobu ñu ngi ciy def liggéey bu am solo te ak yeneen i organisation yu nekk ak ñun fii nii ci Ziguinchor di wax ne ñun itam am na projet boo xamante ne ñu ngi koy dawal muy projet de renforcement de l'entrepreneuriat. jot nañ ci financer ay femmes d'abord dañu toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ci mbirum ñoom lan lañ bëgg a def bi ñu càmbaree loolu ba noppi ñu accompagner leen ci li nga xam ne mooy ay business plan parce que mën nga bëgg a liggéey mais doo xam foo jaar doo xam yoon bi ñu amee business plan yi ba pare ñu daal di leen soog a jox financement te financement bi day ànd ak suivi te ci biir femmes yooyu am na ñoo xam ne ñu ngi yëngatu ci mbirum yar mbaam donc muy loo xamante ne xeebuñ ko benn yoon dañ ko jox gëdd jox ko fulla ak fayda te gis nañ ne mën na créer ay emploi déjà comme ni mu ko waxee kon félicitations Tata Olga. jërëjëf madame Thior ba léegi rek jigéen bi aussi di madame Mbengue comme moom itam dafay former ay jigéen ci àll ba surtout les femmes rurales kooku itam am na wax nañu bëgg nañu xam yow jàngat bi nga def ci élément bi. jàngat bu am solo la parce que mën nañu wax ni y a pas de solo ci lu ñuy liggéey nii di ci daan seen doole lu baax la lu rafet la étant donné que mën na yor seen njaboot ci lii mën na créer emploi donc du li nga xam ne kii lu ñaaw la rafet na lool macha allah waaw lépp li nga xam ne kii mën nga si ñàkk tedd ci lu rafet la donc maa ngi leen di encourager lool peut-être que jafe-jafe bu ñu am mooy kii bi waaw dundu bi ak peut-être nu mu tudd gas teen bu mu wax accès à la terre bu mu wax mais xam nga changement du yomb ndànk-ndànk la depuis bu ñu laataa commencé di bëre ci loolu ndànk-ndànk la xam naa buñ fi dajeyaatee peut-être dina fekk yëf yi gën a yàlla na ko yàlla def 8 mars moom lu ne mën na ko indi ba léegi rek di wax dëgg yàlla madame Olga dañ koy gërëm parce que njariñ bi muy def nit ñi gis nañu njariñ ba nga xam ne ñu ngi topp ci gannaawam am na solo lool waaye léegi mbokk yi bi yoon dañuy dem itam ànd ak suñu doom bi ñu defar reportage muy Michel Mendy nag dafa dem fekk ay ndaw yoo xam ne dañu nekk ci àll bi yàquñu mais am na nu ñuy defaree këriñ maanaam charbon bio boo xam ne lu am njariñ la nañu seetaan élément ba pare dellu si waat. si biir université Assane Seck bu Ziguinchor Nianko Seck ak ay xaritam ñu ngi liggéey li nga xam ne moo di këriñ bio këriñ bi nag uti na ak bu ñuy jaay marché ndaxte lu ñuy sandi moom la ñuy jël pour defar ko. charbon de bois bi comme ñun nuñ ko xamee ñoom dañuy dem uti ay garab ci àll bi ñëw defaree ko seen këriñ ñun par contre defuñu loolu ñun dañoo jël lépp li nga xam ne nit yi ñu ngi koy sandi gis nañ fi par exemple nit yaa ngi lekk gerte da dem di sandi xottu gerte yi nit laa ngi lekk coco ñu ngi dem di sandi coco yi léegi ñun dañoo dem ci marché fekk fa ñi ñi di jaay gerte fekk fi ñi ñi di jaay ay coco jox leen ay saak fu ne leen boo leen lekkatee seen coco wala boo leen daggatee seen coco def nañ ñu ko defaral ci ay saak yi nga xam ne ñun dinañ ko mën a utiliser pour transformer ko këriñ. bu ñu dajalee ba pare dinañ ko lakk wol ko balaa machine bi di defar briquette këriñ bi fii nag jumtuwaay yu ñuy jël doon nañu ay jumtuwaay yu ñu dépassé. bu ñu amoon nag ay machine broyage ay machine yi nga xam ne ay machine walukaay la dinañu mën a jàppale bu baax a baax am nañu fii suñu business plan mais wàllum finance bi moo ñu manqué machine bi ñu njëkk am dafa tombé en panne léegi nag machine bi ñu jëndaat nag ça nous permet pas du ñu dimbali ba ñu mën a satisfaire nit yi lu ñuy laaj yëpp moo tax ñu soxla woon machine bu performante pour mën a satisfaire demande bi dem ba Ziguinchor yëpp ñu utiliser charbon bio bi. machine bi li ñu naan productivité bi moom moo faible voilà parce que da ngay gis ne que suñu fi toggee ci ngoon 15h ba 17h sax en 2 heures de temps mën nañ am 200 briquettes rek wala 300 briquettes alors que mënoon nañ am benn machine boo xamante ne compactage bi dina baax terewul dinañ am ay 100 000 kilogrammes en 1 heure wala 100 000 kilogrammes ou 200 000 kilogrammes en 2 heures. ak GIE bio bu Jekk juróom-ñetti étudiants yi lu ñu bëgg moo di sàmm alam bi.
liggéey bi daal daanaka dafa métti waaw bu ñuy waxante dëgg rek c'est très rudimentaire métti na trop mais ñun daal comme dañoo am ay objectif dañoo am li nga xamante ne moo ñu tax a jóg mooy dimbali Casamance pour déforestation ñi nga xam ne dañuy dagg garab tout le temps di ko def këriñ ñu dimbali leen si bu baax dimbali suñu bopp également ci loolu noonu di assainir maanaam di setal dëkk bi tam gox bi tamit lépp li nga xamante ne mooy déchet moo xam ay noix de coco wala coque d'arachide yi nga xamante ne dañ koy sànni souvent ñun léegi ko ñu koy sànni muy fees suñu mbalit ñu koy lakk ak yooyu noonu ñun dañ koy jël di ko def këriñ donc loolu yëpp dafay contribuer ci dimension environnementale bi nga xamante ne loolu moo ñu tax a jóg. fu ñu toll nii nag am nañu jafe-jafe pour am këriñ bu doy pour jaay ko ci marché Ziguinchor ak dëkk yi ko wër waaye lu ñu bëgg mooy di am production bu doy pour mun ko jaay ba ci marché sous-régional bi. Michel Mendy mi ñu defal reportage bu am solo bi waaye dinañ wax ne rek kuréel bii nga xam ne moom mooy bio bu jekk nag buñ koy wax bu jekk mooy charbon en joola donc xale yi ñu am ñu xarañ lañu donc moom Ñanko mooy présidente GIE boobu Ñanko lan mooy bio charbon. voilà comme ni ngeen ko déggee rek suñu ne bio bu jeg moom mooy këriñ boo xamante ne këriñ bu écologique la c'est-à-dire que li ñu fi fekk à la base mooy benn këriñ boo xamante ne émission de gaz bi muy def day lor doomu jàmbur yu bëri ñi nga xam ne dañ koy utiliser déjà tamit dafa nekk këriñ boo xamante ne anam bi ñu koy defaree rek ça crée beaucoup de pollution et puis ça rend pas service aux populations déjà moo tax ñu ne li ñuy def mooy dañuy def li nga xamante ne moo di innovation mooy dem gis ay déchets déjà suñu naan déchets mooy maanaam ay mbir yi nga xamante ne ni dañ koy sànni pour la plupart du temps comme ay coque d'arachide ay coque de noix de coco ak yooyu noonu souvent nit yi dañ koy sànni duñ koy utiliser duñ ko doyee dara donc ñun dañuy dem sur le terrain for yooyu noonu déjà ñu assainir foofu noonu yëpp. setal lépp donc ëllëg ñu koy sànni ñi dañ koy utiliser ñu daal di koy carboniser à une température à benn degré boo xamante ne après dinañu permettre ñu mën a am këriñ bu baax. donc këriñ boobu noonu daa am lañ koy mélanger bu mu mën a compact. donc du coup suñu amee këriñ boobu këriñ bu rafet la déjà par rapport à ni ñu koy présenter benn ensuite këriñ la boo xamante ne tey jii boo ko toggee doo sonn parce que day yàgg au fait gaawul comme beneen këriñ bi day jël temps am nga togg ba pare 3 heures de temps de combustion xam nga loolu nekk na benn këriñ boo xamante ne loolu moo tax ñu naan dafa écologique en plus émission de gaz bi c'est moins élevé par rapport à beneen këriñ bi moo tax ñu owee ko ce charbon écologique. waaye gis nañ ne liggéey bi métti na lan mooy jafe-jafe yi. jafe-jafe yi bari nañ déjà bon collecte bi métti na trop parce que li ñuy def mooy bon on a trouvé un petit peu une alternative depuis lors mooy que à chaque fois suñu amee matière première dañ fay teg ay saaku nit yi fa nekk ñoo ñu koy ramasser defal ñu ko saaku yi ñëw récupérer ko déjà le fait que ñu koy récupérer rek dañuy dépenser xaalis ci taf-taf bu ñu koy dugal mu indi ko bu foofu parce que amuñu suñu propre moyen de transport donc loolu rek déjà coono la parce que lu ñu bëgg parce que on est dans plusieurs activités donc mënuñu à chaque fois di nekk bio bu ci donc c'est difficile que ñuy collecter par tuuti donc dañuy bëgg di collecter lu bëri daal di koy yóbbu ci unité de production bi après mën a liggéey donc loolu rek problème la beneen problème bi également mooy fi ñuy nekk buñ ko carboniser ba pare dañ koy dëbb parce que ñun amuñu machine boo xamante ne dina mën a broyer matière première bi parce que dafa war a nekk poudre pour ñu mën ko mélanger ak liant bi après daal di koy compacter mais li ñuy comme amuñu machine bu ñuy broyer on est obligé ñu utiliser benn mortier benn gën donc moom foofu la ñuy dëbbee ba mu mokk waaw ba pare def ko ci suñuy panne ak yooyu noonu pour mën a compacter te beneen bu des mooy suñu machine bu baax la parce que këriñ écologique bi boo bëggee mu baax il faut que mu compacté il faut que mu dëgër mu compacté bu baax te machine bi ñu am da koy def bu baax mais malheureusement li ngay génnee comme sànq ni ma ko waxee rek ni ngeen ko gisee ci reportage bi li muy génnee moo tuuti donc ce qui fait que on fournit beaucoup d'efforts et on produit pas assez te dafa am ay nit yu bëri yoo xamante ne dañu koy laaj waaw te li ñuy laaj maanaam du tuuti dañuy laaj lu bëri mais malheureusement on n'est pas en mesure de pouvoir satisfaire cette demande là parce que li ñuy produire la donc xel boobu nan la ñëwee yéen a ngi xool ne yéen a ngi setal environnement bi yéen a ngi setal environnement bi suñu yaay yu doon def matt yi lan nga leen di wax
déjà idée bi nu mu ñëwee mooy c'était par rapport à un concours 2019 dañoo bëggoon dem ci benn concours bi ñu naan ENACTES. Donc boobu c'était déjà au plan national, c'est-à-dire que université yi nekk Sénégal yëpp ñu doon jàmmarloo ñu doon xool kuy gagné. Donc ñu dem ba ci concours boobu noonu yàlla def ñu jël ndam li mais à la base li tax ba sax ñu proposé loolu noonu projet boobu mooy c'est que dafa am suñu benn professeur boo xam ne dafa nekk université mu yëngu ci wàllu boobu noonu di dafay recherche ci loolu ñu def suñuy recherche également ñu nekk également ak ay dames ñu xam ne que tamit am na ay dames yoo xamante ne ay femmes déplacées woon suñu yaay leen yu baax vraiment ñu doon yëngu tamit ci mbir boobu noonu ñu ne ensemble nañu xool lan la ñu war a mën a def pour améliorer projet bi def ko bu mu taxaw donc bu ñu demee ci ENACTES yàlla def na ñu jël ndam li après dañoo waroon dem nag Californie pour représenter Sénégal mais malheureusement jotuñu woon dem parce que ay moyens moo amul woon mais on sait pas en fait parce que xamoon nañ ne que dina am ay opportunités yu bëri suñ fa demee mais malheureusement te bokkoon nañ sax ci favori yi période boobu noonu mais bu ñu ñëwoon dem mais on s'est pas démoralisé dañoo ne nii loolu moom ça arrive y a pas de souci quoi qu'il arrive moom projet bi nañ ko mettre en place parce que déjà am nañ clientèle étudiants yi rek wala université rek ñu fa nekk bu leen jëlee rek client la kay client lañ madame Thior tamit sama cliente la donc voilà on s'est dit que duñ ko bàyyi ak quoi qu'il arrive ñun dinañ def tout pour mën a mettre en place projet bi ñu dawal ko comme il le faut jërëjëf Dianko madame Mbengue toujours moom itam xam naa ne am na fi mu koy defee madame Mbengue dëgg nga Dianko ak élément bi tey lan nga ñu ci mën a yokkal kontaan naa trop bu ma gisee ngeen dawal élément bi kontaan naa ci lool ni suñu doom yi ñii muy wax seen yaay yi ñun ñii ngeen liggéeyal mooy Mam Mor ak Fat Bintu Waris ñoo leen boole ak seen yaay yi mais comme ñun ñu ngi préparé luy relève bi ànd naa ak ñoom à plusieurs reprises sur le terrain pour ñu mën a xam ñun naka la ñuy defaree këriñ bi bëgg naa lool comme yéen a ngi avancé lii la ñuy wut ci yéen gis ngeen peut-être ñun ñu ngi koy defar au niveau local yéen ngeen ñëw améliorer ko pour mën a dem concours boobu ngeen gagné yëpp kii bi trophée bi delloo si ngeen ko ba si seen yaay yi te ñu ngi leen di ñaanal bu beneen yoonee ngeen mun a yegg foofu wax na dëgg njëriñu këriñ bi dafa bëri gis nga doom bi sax fumier la encore donc mun nga ko utiliser pour plante yi nga xam ne ki ñu ngi ci kër gi maraîchage bi ngay def si sa kër donc lu am njëriñ la doom bi waaw doomu këriñ bi waaw bi ci des boo ko defee ci cuuraay pour cuuraay boo ko taalee tey bu subaa di nga ko fa fekk mu ngi tàkk donc lu am njëriñ la am na njëriñ waaw am na njëriñ comme nu mu ko waxee jafe-jafe bi mooy kii bi nu mu tudd yéexaayu liggéey bi waaw parce que femmes yi bu njëkk ba par benn briquette lañ daan génnee par benn briquette après ñu ñoo am yi nga xam ne par 6 briquettes la ñuy génn léegi bu ñu lëkkaloo ak xale yi may leen bi nga xam ne 54 briquettes lay génnee gis ngeen mais ñu ngi wut ñoom tamit ak ndimbalu partenaires yi peut-être ñu am yi nga xam ni ki mun na leen may plusieurs briquettes parce que liggéey bi moo diis luy seen chance ñoom li ñuy soxla pour defar ko looloo leen wër maanaam xobu mango yi xobu gerte yi xottu koon yi yooyu yëpp daf leen wër donc kon daal lépp lu ñu doon sànni rek waaw am na njëriñ lépp lu ñu doon sànneetuñu ko am na njëriñ mais léegi luy problème bi mooy def promotion bi ak kii bi nu mu tudd parce que demande bi moo ëpp offre bi nu ñuy def ba ñëpp jot ci te duñu sonn parce que loolu mooy réponse u dagg garab yi di def këriñ loolu mooy réponse bi waaw bu ko ñëpp utiliser dagg garab yi di def këriñ dina wàññeeku te doo jënd këriñ boobu kenn du ko jàpp ci yoon bi këriñu kenn du ko jàpp boobu moom fu la neex nga voyagé ak moom kenn du ko téye eaux et forêt du ko téye mais daf koy encouragé kan bon waaw
jërëjëf lii am na solo ndax vraiment boole nañ ci vraiment mention spéciale ñu dem nag ci madame Olga ndax liñ fi waxtaanee yëpp boo xoolee am na jafe-jafe yoo xam ne moo nekk suñu loxo mooy lan maanaam foncier mooy lan maanaam financement waaw est-ce que tey jii yomb na pour nga am suuf walla nga am li nga xam ne mooy financement Olga. bon moom kay am suuf si mooy problème la parce que ñun Casamance fii xam nga ne suñu problème yëpp mooy suuf si man damay ne toujours ki njëkk a defar loi traditionnelle yi xalaatul jigéen ñi parce que bon parce que dañuy ne suuf góor a ko moom ma ne mais yow boo waxee loolu yàlla may la ay doom yu jigéen rek mais et c'est ce qu'on voit dans les villages yàlla bu la may ay doom yu jigéen rek boo dee c'est fini suuf si dellu dem ci say frère kii léegi sa doom yu jigéen yi ñoom dañu am dara dañuy dem di taxawaalu ñi defar loi boobu vraiment erreur la erreur bu mag lañ def léegi ñu boole ci tam financement jafe na même pour éleveur mbaam yi jafe na trop bu njëkk ba sax banque boo taxaw sax duñ la financer parce que dañ lay ne mbaam yi dañuy dee effectivement am na feebar boo xam ne mooy rey mbaam yi mooy la peste porcine africaine boobu amul garab bu duggee ci porcherie day décimer mais c'est pas une raison parce que ñoom buñ jàppalewul duñu mun a dem bu ñu jàppalewul ñuy liggéey pour développer dëkk bi du baax mais mën naa ne bi DER ñëwee ma nuyu leen au passage waaw projet président bi di ko nuyu di ko sant ci waaw ci lu mu yoonu yokkute bu mu wax yëpp vraiment ñu bëree gis nañ ci seen bopp waaw ñun éleveur mbaam yi depuis bi DER ñëwee gis nañ ci suñu bopp parce que jot nañ ci am financement donc financement boobu bi ñu am pour defar aliment mbaam parce que problème yi ñuy jonkanteel tout le temps nit ñi di dem di uti ñamu mbaam da ngay gis ku déplacé wu ay même ay 2 kilomètres sax pour dem uti des fois mu am benn sio te mbaam yi bu ñu bëree benn sio boobu fajalu leen dara donc DER ñëw ñu exposé ko suñu problème mu jàppale ñu sauf que bon tout ça yu nekk day am des fois loo xam ne day xaw a des waaw jàppali nañ ñu tabax nañ ci bâtiment jënd nañ ci machine mais nag li des mooy fond de roulement la ñu amul. ba léegi des na daal. des na amuñu fond de roulement. bon am nañu tuuti. mais niñ koy liggéeyee. mënuñu dimbale mënuñ ci génn. waaw lu tuuti li ñu am jënd ci intrant bon factures yi dañuy ñëw Senelec tam bu dee ñu ngi may dégg. vraiment war nañ jàppali ñoo xam ne ñu ngi jéem a jóg. parce que factures yi chaque fin du mois ñu indil la facture boo xam ne c'est plus de 50 000 ci lu tuuti li nga yor intrant yi tuuti yoo yor doo mun a dem loolu problème bu mag la pour ñun. comme problème foncier problème financement daal mu ngi posé voilà ak alimentation. waaw jërëjëf Olga ñànk problème foncier bi suuf si. financement bi yaakaar na nga dina yomb. Ah waaw man je pense que parce que déjà on fait beaucoup de recherches par rapport à ça hein. Et souvent ma conception sax par rapport à tout ce qui est problème qui est relatif au problème du foncier mooy que d'abord c'est culturel. Des fois il y a des ethnies ou bien il y a des am nañ ay cultures yi nga xamante ne peut-être tey jii dañoo naan góor
moo war a am lii waaw suuf jigéen peut-être warul bay suuf parce que c'est par rapport à nos ancêtres et cetera donc le mal est vraiment très 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 profond. Bon, j'ose espérer que actuellement nit yaa ngi un petit peu changer de mentalité par rapport à cette situation parce que xam nañ ni que sans jigéen rek mënuñu dem en fait en réalité. Voilà, elles ont de la force et elles ont l'énergie et l'esprit pour pouvoir cultiver comme il le faut. Ba pare proposer ay produits yi nga xamante ne ñoom dinañ ci mën a barkeelu. ñi nekk tamit ci marché bi tamit dinañ ci mën a barkeelu comme il le faut. Voilà, donc loolu moom defe naa ne loolu laa ci xalaat c'est pas peut-être bon ci li ma xam c'est plus benn problème culturel que benn problème boo xamante ne ni c'est lié à une certaine loi ou quelque chose comme ça et c'est quelque chose boo xamante ne je regrette ça amèrement, je regrette ça, c'est vraiment dommage en fait en réalité. Maintenant concernant les financements c'est vrai que à chaque fois ñun moom la ñuy jànkonteel waaw ñun moom daanaka parce que loolu la man peut-être du ci bio bu jeg rek laay évoluer maa ngi évoluer également ci beneen entreprise et ci loolu la ñuy dem à chaque fois on fait tout pour mën a nekk ay benn entreprise bu formelle ñu am suñu këyit am suñu business plan également am lépp lu concret da ngay def ay jéego bay bëgg a dee mais malheureusement doo mën a am financement concrètement sax on sait pas ce qui lu xew en fait en réalité parce que lépp li nga xamante ne yaa ngi ko war a def rek di nga def tout pour def ko ba nit yi mën a xam ne que tu as fait un bon travail mais malheureusement ça marche pas xaw ma nag idée bi nag problème bi nag fan la situé woo mais vraiment mi ngi noonu daal dinañ ko xam incha allah. waa kañ madame Gningue madame Thior lii nga xam ne ni moom la ñu wax fii muy mbirum suuf ak mbirum financement tey naka la ñuy def ba nga xam ne ni dinañu génn ci boobule situation. waaw posé nga ma question boo xamante ne nag bu ma amal solo. te comme ni ko sama prédécesseur yi waxee. nekk na loo xamante ne moom laa naan le nerf de la guerre foofu la métit bi bi gën a tar foofu la féete donc nekk na lu jafe suuf nekk na lu jafe waaye tey ginnaaw loi am na nu mu ko bindee nu mu ko tëggee ba nga xam ne tey war nañu mën a yombal information bi dañuy faral di dem ci maire communes yi ndax ñun ñu ngi ci monde rural bi la ñuy gën a liggéey mais bu ñu demee naan leen waaw jigéen ñi dañu soxla suuf ngir liggéey dañ naan ñun jotuñ ay demande di donc problème bi fan la féetee problème bi ci sensibilisation la féetee looloo waral dañuy faral di woo jigéen ñi wan leen yoon bi naka la naka nga war a amee suuf procédure bi nu mu war a demee mais tamit il faut que tamit jigéen ñi nangu ne dañoo war a am suuf ni ko ñàkko di waxee mooy aspect culturel boobu wax dëgg yàlla dëgg la ñoom maam ñu ngi fi waaye dañu nekk ci jamono buy dox te dëkk bi ñëpp xam nañ ne métti na donc góor bu defee benn jigéen war na defaat moom it côtéem jàppalante la war a doon moo tax ñoom itam war nañu approprier wu li nga xamante ne mooy droit boobu tamit dem di laaj suuf di ko liggéey ni mu war a demee beneen bi mooy financement nekk na lu jafe lool koppar yi waaw wax dëgg yàlla suñu sañoon bépp jigéen bu ñuy jànkoonteel bu ñuy liggéeyal day am financement mais nekk na tamit loo xam ne dañ ko war a topp suivre ko bëri na jigéen ñu ñuy jox financement tey waaw bu ñu yeggee togg ca ganaar bu neex pare ne waaw man xaaral ma dem ca xew ba yàq fa xaalis donc muy ay mbir yoo xamante ne muy éducation financière war nañ ko jàngal jigéen ñi mën nañ jot financement waaye tamit war nañ leen wax naka la ñu war a utiliser financement bi ba nga xamante ne résultat escompté yi war nañ ko am bëri na ñoo xam ne léegi ay organisation dañu réfractaire nangootuñ joxe financement dañuy ñëw ne la waaw dinañ la accompagner jox la coaching mais daal financement bokkul looloo ko waral mais tamit ñuy continuer di lancer appel organisation yooyu di leen wax ne am na luy jot a changer ñu ngi jàngal jigéen ñi nànk-nànk lii di éducation financière donc ñuy lancer waat appel bu baax a baax ñi nga xamante ne ñooy les bailleurs jërëjëf Rama financement nerf de la guerre xaalis bi suuf si yow mii nga xam ne da nga yëngatu ci kaw. waaw suuf si comme ñi ngi jàngal jigéen ñi ci leadership
ak ñu intégré ñu nekk ci conseils municipaux yi ak yooyu jigéen yooyu dañuy continuer tàggat leen ci seen droit parce que seen droit la ñu xamul léegi dañuy continuer di leen tette di leen tàggat ci seen droit comme ça ñu laajte parce que dañ dee dajale li autorité locale yi ak jigéen ñi ak chef de village yi waxtaan ak ñoom jigéen ñi dañuy ne ah ñun ñii de dañuy bëgg suuf pour suñu bloc maraîcher yi mais duñu am mais dinañ leen won yoon bi léegi bu ñu leen wonee yoon bi autorité bi dina leen ne lii ak lii ngeen di def mu mun koo approuver delloo si ko ci chef de village bi mu daggal leen suuf ni lépp lu nga xam ne suuf la kenn amu fa titre foncier ci village yi kon buur moo ko moom boo leen defee lii dinaa leen jox lii mais pour loolu il faut que ñu continuer di leen tàggat parce que nee naa la changement comportement du gaaw du tey nii rek suba mu am waaw dañ leen di tette ndànk muy dem te gis nañu ay gox yoo xam ne ñoom léegi comprendre nañu waaw di nga gis jigéen ju taxaw laaj droit am ba ñu nangul ko waaw am na ba ci financement bi man xam nga financement bi yenn saay pour ñu jege banques yi ak yooyu ak li ñu leen di laaj comme caution dafa saf mais man gis naa méthode boo xam ne actuellement ñu ngi koy def en milieu rural ak dans les quartiers mooy lu ñuy wax avec bi ak silk bi am na avec am na silk am na beneen kii loolu ñuy nga xam ne kii dañ koy sànniyante waaw di ko def ci seen kees bi ba ci yàgg ñu séddale ko mais loolu rapidement daf leen di jox xaalis bu ñuy séddoo des fois elles se partagent des millions entre ñoom loolu seen xaalis bu ñu épargner ndànk-ndànk la ba nga xam ne kii def naa 2 ou 3 mois ñu toj kees bi kenn ku nekk par rapport ak li nga épargner ñu jox la ko nga dem liggéey. D'accord jërëjëf loolu am na solo ndax loolu aussi foog ñu ñëw ci moo taxit dañuy jox ci public bi kii nga xam ne ni mooy Binta Dramé moom comme ni nga ko waxee avec yi am na loo xam ne def na ko ci te itam financement bi nan la ko gisee ak lii nga xam ne mooy suuf si Binta nuyu naa la. tey est-ce que mën nga ñëw ci lii nga xam ne surtout fi mu daanele suuf si ak financement yi ak yow li ñuy wax micro projet yooyu muy avec yeeg yooyu am na loo xam ne am nga ci réaliser nga ko ci. waaw kay kontaan naa di gërëm ñëpp di kontaan te 8 mars bu tey bi parce que 8 mars tax na ba jigéen bu ne nga xam sa bopp ñu ne xam sa bopp du saaga waaye kontaante la moom fu muy daanele foofu laa koy jëlee bu ma ñëwee si wàllu suuf si wàllu suuf am na ku ko jot a wax fii parce que suñu maamaati maam yi ñoom ñooñu man dama ne ñoom ñoo tax suuf si ber benn côté parce que mu nga am sa doom bu jigéen am sa doom bu góor bu dee yow mi borom suuf nga tolloo leen si suuf si Binta yaa moom suuf bi maala yéen a ko moom am naa maala du am foofu poids du ëpp Binta poids si suuf si man noonu laa ko firindel si sama xalaat bi bu ma jógee foofu waaye léegi nii am na jigéen yi commencé am xam-xam si côté suuf waaw am na génération yoo xam ne jaar nañu si conseil jot nañu am formation si wàllu suuf jigéen ñu bari am nañu formation si wàllu suuf parce que lu góor am jigéen war na ko am moo tax ñu ne genre mooy parité bi dañu ne l'homme propose Dieu dispose waaye suuf si góor ñi jigéen ñi ñun ñëpp ñun ñoo tolloo si suuf si jamono bi ñu xew am nii léegi ñun ñoo yem si suuf si bu ma jógee foofu ma ñëw si wàllu kii nu mu tuddati avec ñu ne avec association villageoise épargne et crédit avec ñun bi ñu koy tàmbalee si avec bi chaque samedi la ñuy daje si chaque samedi boobu ñu def part bi 500 francs 500 francs boobu ñu gis ne dafa am rentabilité ñu yokk part bi 1000 francs mooy
denc ak leb da ngay denc nga leb léegi dañuy denc ba un mois denc bi 1 mois lay doon ñu commencé leb si 1 mois boobu boo amee foofu boo dencee 3000 am nga droit ñu lebal la 9000 francs boo dencee foofu 10 000 francs am nga droit ñu lebal la 30 000 li nga versé moom si yoon may na la ñu multiplier ko 3 fois ñu jox la ko si leb bi noonu lañu ñun suñu leb bi noonu la boo amee foofu 60 000 boobu ngay multiplier 3 fois somme boobu ngay jox nit ki au-delà de ça à condition ngeen am foofu da ngay gis avec yoo xam ne am na ay millions ay 2 millions boobu nit ki su la ne dama soxla 200 000 300 000 da ngay xool denc bi bu dee dencoom baax na am na droit nga jël ko bu dee du denc lu baax tamit danga koy ne wàññil sa loxo mbaa nga laaj assemblée bi bu dee ñëpp d'accord nañu pour mu jot montant bu mu wax loolu bu dee ñëpp assemblée bi d'accord na présidente bi nga jox ko parce que kees bi ñetti caabi la am. léegi est-ce que mën nga ñu wax ci benn kii bu ndaw rek yow lan nga ci jot a réaliser parce que yow fekk naa leen ca fi ngeen nekk wax ko parce que partage la ak jigéen ñi lu gàtt rek. waaw partage la ak jigéen yi ñun lu ñu jot a réaliser foofu bëri na parce que da ngay gis benn jigéen bu tojee avec ñu ne femme rurale amul dara waaye léegi am nañu dara parce que da ngay toj sa kees lan ngay njëkk a xalaat da ngay wàccee sa lal ak sa armoire ak sa coiffeuse. jërëjëf merci beaucoup merci ñu jox nag kàddu gi kii nga xam ne mooy présidente plateforme des femmes muy madame Thiam buñ koy wax jarul na table ndax tey jii jigéen yi bootu ci gannaawam am na solo mais madame Thiam am na loo xam ne ni jigéen yi wax nañ ko mbébét la muy problème foncier muy problème financement madame Thiam lan nga indil jigéen ñi lan ngay wax jigéen ñi. jërëjëf Awa pour sa invitation ak initiative bu rafet bi mu doon suñu première activité ki suñu 8 mars 2022 ñu ngi la ciy gërëm bu baax baax di nuyu plateau bi ñi nga bokkal plateau bi vraiment man dama yaakaar ni fii sax amatuma ci du ma fi wax parce que d'abord c'est des femmes de terrain elles ont l'expertise et ce sont de belles initiatives lu ma ci gën a neex c'est innovant lépp lu ñu def c'est innovant te loolu lañ ci soxla pour ne pas rester toujours ki même façon de faire ak tradition bi ak yooyu ni ñu ko daan defee mais vraiment kontaan naa ci plateau bi bu baax a baax et puis ñi fi nekk expliqué nañu bu baax luy problème mu jigéen ñi par rapport au foncier le problème mu foncier bi c'est culturel wax nañ ko mais aujourd'hui les femmes avec toutes les formations yu ñu jot a am commencent j'allais dire à se réveiller mais je dirais plutôt qu'elles comprennent leurs droits, elles connaissent leurs droits et aujourd'hui dañuy réclamer suuf jigéen ñi xaaratuñu dara dañuy réclamer suuf réclamer seen part ou héritage ñu liggéey ci et elles prennent toutes les garanties ba nga xam ne balaa ñuy investir ci suuf dañuy jël seen ay garanties yu wóor mu ba pare accompagnement baa ngi fii ñu leen di accompagner également par rapport au financement non seulement elles ont droit au crédit dans les banques même si dañuy am ay problèmes pour joxe aussi foofu garantie ndax banque kat du yëkkati xaalisam noonu jox la te ñun jigéen ñi vraiment déjà que dafa am benn ñàkk boo xam ne ñun la gën a dal pauvreté boo xam ne ñu ñoo ko gën a yëg avec la crise bi moom partout là à travers le monde mais ñun en Afrique particulièrement on vit la crise de tout temps mais nag ñun jigéen ñi ñoo ko gën a ressentir ñoo ko gën a yëg donc loolu tax na que financièrement
dañuy am aussi ay difficultés pour am ay prêts heureusement ay initiative a ngi fi avec a ngi nii jigéen ñaa ngi ciy cotiser partout à travers cette région là foo tourner nga dëgg jigéen ñi ne te dañoo am avec te suñu amee avec jigéen yi dañ koy respecter donc xam nañu ne seen intérêt aussi mu ngi foofu la ñu mën a am xaalis et c'est extrêmement important ñu ciy réaliser lu bari nag seen bien-être aussi ñu koy toppatoo moom la Binta Dramé wax léegi toppatoo seen i bien-être toppatoo seen i bopp toppatoo jaboot bi yore jaboot bi yore seen i jëkkër seen goro yeeg tout le monde moo tax jigéen ñi dañoo jara sargal bu baax a baax vraiment kontaan naa ki plateau bi bu baax di la féliciter di féliciter ñi nga bokkal plateau bi ñoom ñëpp xam naa leen vraiment di leen encourager surtout étudiants yi kontaan naa bu baax a baax ki lu ñuy def ndax étudiant en général da ngay pare jàng di toog di xaar nga naan ñu embauché ma ñii xaaruñu loolu ñii ay entrepreneur lañu te fi ñu commencé mooy ki defar këriñ nga xam ne il y a quelques années defar këriñ c'était un travail qui était j'allais dire c'était un travail un métier boo xam ne kenn utu ko vraiment suñ ko mënee bañ a def ñu duñ ko def voilà mais aujourd'hui elles ont mis en place des machines qui produisent du charbon. Elles utilisent les matières yoo xam ne kenn bëggu ko moom la ñuy jël non seulement elles contribuent à la propreté de la ville mais aussi le climat aussi le problème climatique que l'on soulève également nga xam ne couche ozone bi nu mu yàqoo léegi avec tout ce qu'il y a comme détritus tey loolu xale yëpp ñu ngi veillé ci loolu man vraiment je félicite les étudiants kontaan naa ki seen position kontaan naa ki liggéey waa kañ kon mbokk yi lii moo doon seen émission 8 mars nga xam ne moom lañ leen indil fii ci thème bi nga xam ne lu am solo la waaye ñu def tàggatoo bu dul tàggatoo nag ñu bàyyi kii nga xam ne mooy madame Mbengue mu tàggatoo après ñu jox ko ci topp ñu doog a tëj madame Mbengue. waaw kay jërëjëf Awa. maa ngi gërëm jigéen ñi bàyyi seen liggéey yëpp ñëw toog fii tey. bokk plateau bi ak ñun. di gërëm sa chef de service di monsieur Abdoulaye directeur di gërëm ñi nga xam ni kii ñoom ñoo nekk ci technique bi ñu ngi leen di gërëm bu baax di gërëm sama présidente yi jomba ñaawul yi di leen ni nag déwénati yal nañ ko fekkee ay déwén yi bare amiin xéewal bi baaw fu ne waaw jërëjëf Olga présidente technique bi ci seen liggéey di encourager vraiment étudiants yi ci seen liggéey loolu la ñuy ut suñu doom yi bu ñu leen yóbbuwee école c'est pour ça pour que suba ñu indil ñu loo xam ne lu ñuy amal njëriñ waaw donc yéen déjà vous sauvez beaucoup de personnes parce que këriñ bi ñuy toggee nii déjà baaxul ñu ngi koy noyyi muy joxe feebar yéen déjà loolu lu rëy la donc maa ngi leen di encourager di remercier aussi les dames di remercier sama prof moom ma jàngal 6e madame Thiam voilà donc vraiment kontaan nañu ci plateau bi jërëjëf madame Thiam di gërëm ñëpp rek di kontaan si maman Olga maman Awa ñàkko chapeau bas maman madame Thiam sama goro la nag moom parce que sama xale bi ma yor kër ga moom mooy chérie bi ndeysaan waaw vraiment merci aussi pour votre leadership et di gërëm aussi ñi nga xam ne ñoo ma yebal vraiment muy waa Oussefora muy tamit yeneen yi dame de fer nga xamante ne vraiment ñu ngi former ay jeunes tey jii ba tey ñu war a mën a toog fii di am lu ñuy expliquer di wax ñàkko bu ñu revenir ci thème bi l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable dama naan exemple yi ñu fi jot a wane day daal di ëmb thème bi donc mën nañ ne su fekkonte ne dañu war a natt suñu bopp objectif bi ça a été atteint
parce que wax nañ li jëm ci mbirum développement durable laal nañ ci wane nañ ci ay exemple yu leer a leer ba nga xam ne bu ëllëgee ñun jigéen ñi dinañ gën a mën a am fitu avancé donc di la gërëm yow di gërëm équipe technique bi yëpp di gërëm direction bi ba ci ki ci gën a suufe vraiment maa ngi gërëm ñëpp wax dëgg yàlla merci beaucoup jërëjëf Niako. Merci Tata donc maa ngi lay remercier d'abord ci invitation bi di gërëm bu baax madame Thior bi nga xamante ne moom sama sœur vraiment lépp lu mu gis ne rek baax na pour Bio Budjek rek et n'hésite pas à me contacter donc vraiment maa ngi lay remercier pour tout di remercier également samay 2 mamans yi nga xamante ne tamit elles sont vraiment gentilles et j'apprécie vraiment l'engouement concernant Bio Budjek di leen remercier également samay yaay toog fii yëpp vraiment mention spéciale à ma maman madame Thiam mi nga xamante ne man moom je suis derrière elle lépp lu mu mënti def moom quand elle me dit fais ça pour moi dama koy bàyyi ma def ko parce que man dama naw leadership am dama naw sa façon de faire sa façon de parler sa façon d'agir lépp daal damay topp ci moom donc vraiment c'est une maman que j'aime énormément yàlla donc voilà en tout cas ce que je tenais à dire je pense que à chaque fois ci genre situation yi lañ mën di ko wax di rappeler képp ki nga xamante ne mooy jigéen mooy que en ce qui concerne le développement, en ce qui concerne l'entrepreneuriat, l'économie et tout, la femme a sa place au fait. Donc c'est pas un truc de genre, un truc de sexe, etc. Mais c'est juste les capacités, l'état d'esprit. Donc quand tu veux aspirer à quelque chose, donne-toi les moyens de pouvoir le faire au fait. Ak lu mu mënti doon. Si tu n'arrives pas à faire quelque chose, donne-toi les moyens. Beaucoup mën a def tamit def ko ba ñëpp gis ko, ñëpp mën la seedal loolu ba pare ñëpp mën a ànd ak yow ci loolu parce que léegi àdduna bi toll na fenn foo xamante ne on travaille plus avec des gens yoo xamante ne nii mooy troisième roue de la carrosse. On travaille qu'avec les meilleurs. Donc il faudrait vraiment se surpasser dans lépp lu ñu mënti def, montrer suñuy capacité et dans lépp li nga xamante ne dañu fay évoluer rek on essaie de viser le sommet et puis voilà Sénégal développé comme il le faut. jërëjëf vraiment sama invité yi man tam maa ngi leen di gërëm di leen sant waaye di gërëm Moon0 Design moom nag moo jaar ci toogu yi wax dëgg yàlla suñu partenaire la ak ñi nga xam ne ñooy Self-Star for Life ñoom itam suñuy partenaire la xam naa nag fii la ñuy tàggoo ñu daal di ñuy jox rek animation bu ndaw ñu daal di fëlante guddi 8 mars bi yàlla nañ ko fekkee déwén. Karam katulubu Fati Bintou Ndour karam katulubu Karam katulubu Karam katulubu Karam katulubu Fati Bintou Ndour karam katulubu Abana faya di la futulila Ima di la jonyala Ite man kulu sena foi be wani di ngokulula Fitu woman na nyokulula Amane nenye Ya samba oteloto Ya samba marcheto Ye bayni masanga ino ikecha Danila bana famaya Ye kumadi mamimbe foi mambara wo mumelela Iko iba motala komido maleti Nina tuyata ya bana famaneng Futu wonata ala batolela Karam katulubu Karam katulubu Karam katulubu Fatou Bintou Ndour karam katulubu Karam katulubu Karam katulubu Karam katulubu Fatou Bintou Ndour karam katulubu Journée de la femme, je la dédie toutes les femmes du monde Vous ne méritez pas d'être maltraitées, violées dans les foyers Papa il faut caresser maman Utuona ta ala batolela Amane nenye Ya samba oteloto Ya samba marcheto Ye bayni masanga ino ikecha Fatou Bintou Ndour Juba beni nari nyami Ite mas
soto ebe mungani ala woye Nina kuyata ya bute koyanya mundi dunia mumelela Nita sumbula tuje karam katulubu Karam katulubu Fatu bitulur karam katulubu Karam katulubu Fatu bitulur karam katulubu Amane nenye Ya samba oteloto Ya samba marcheto Yebay ni masanga ino yekecha Kewal mo yalan ko ikela musoli bute Timbal danila alien sabari Kutuona tanyoma nenela Nita sumbula tije Musukaram ketulubon Musukaram ketulubon Nita sumbula tuje Karam katulubu Fatu bitulur karam katulubu Fatu bitulur